tey live bi dafa ala parce que famille Fares Cheikh Yérim Seck am na lu mu wax ci ñoom mooy ay libanais yoo xamante ne bi dégg nañu ne fekk nañ leen ci ak liquidité 4 milliards ci seen boutique yi dégg nañ aussi ñu ne dem nañu Touba. li ma bëggoon a interpeller famille Fares mooy Serigne Mountakha nañ ko génnee ci seen ay problème loolu laa bëggoon a wax famille Fares xalif général des Mourides génne leen ko ci seen ay problème américains yi ñoo ñëw di def enquête ci ab xaalis bu ñuy rawale ba jàpp leen mbay peex laay interpellé famille Fares boobu ngay yóbbu Touba génne leen ci Ablaye Mbaye peex parce que sëriñ bi yoonam nekku ci loolu yoonam nekku ci parce que il faut ngeen xam li xew xam leen bu baax li xew il faut ngeen xam ne famille Fares bi américains yi dañ leen di enquête ndax xaalis bi ñu doon rawale di ko yóbbu Liban jox nañ ci Hezbollah wala déet loolu laa bëgg ngeen tey ci kon américains yi suñuy enquête ci wàllu terrorisme famille Fares di daw di dem Touba nañu génne relation wu sëñ Mountakha ak famille Fares nañ ci ko séparer américains yi la ñuy enquête seen enquête yi bopp la parce que famille Fares bu ñu dawee laqatu ci Touba te ñii di enquête ci wàllu terrorisme mën nañoo indi lëkkale affaire Touba ak wàllu terrorisme loolu dañ koy bañ kon Ablaye Mbaye peex ñoo ngi lay wax ne la génneel Serigne Mountakha ci affaire Fares génne ko ci foofu ñu dem d'accorduma ci yoonu Serigne Mountakha nekku ci waa Fares seen yoon nekku ci seen yoon nekkul ci dem Touba di wax sëñ Mountakha dara enquête la américains yi ñu ngi mën a seen enquête nguuru Sénégal ñu ngi mën a seen enquête bàyyi leen ñu enquête mais génne leen xalif général des Mourides ci loolu Ablaye Mbaye peex li mu def c'est un acte boo xam ne maa ngi wax Mouride yépp dàq leen ko du yoon mu yóbbu famille Fares ci sëñ Mountakha ku ci nekk xam na terrorisme ni ñu koy moytoo ci àddina bi ku ci nekk xam na ne Amérique terrorisme rek la ñuy lijjanti ci àddina bi ku ci nekk xam na ko ku ci nekk xam na ne Israël ak États-Unis terrorisme rek la ñuy lijjanti ci àddina bi donc su fekkente ne bii terrorisme la ñuy lijjanti ci àddina bi di def enquête ci wàllum terrorisme wala xaalis ñooñu ñuy enquête ci ñoom di dem Touba yow Mbaye peex nga leen di yóbbu yow da ngaa bëgg a dugal sëriñ bi sa yoonu sëriñ bi nekku ci s'il vous plaît loolu laa bëgg a wax de loolu laa bëgg a wax di wax ñi jege Serigne Mountakha nañu leen wax ne famille Fares jërë ngeen jëf mais yoonu sëñ Mountakha nekkut ci Fares yoonu sëñ Mountakha nekkut ci xaalis yoonu sëñ Mountakha nekkut ci américains yi nañu dem ñu def seen enquête bu ñu defee seen enquête bu fekkee famille Fares boobu dafa am lu ñu war a lijjanteeg ñoom américains yi nañ ko mais Ablaye Mbaye peex tooñ nga ñu de yóbbuloo wuñ la ay famille Fares ci sëñ Mountakha de yóbbuloo wuñ la famille Fares ci sëñ Mountakha maa ngi ñaan nag yéen ñi wër sëñ Mountakha dàq leen Ablaye Mbaye peex mi ngi leen di dugal ci lu ngeen xamul de américains yi li ñuy enquête wàllum terrorisme la israéliens yi li ñuy enquête ci xaalis boobu wàllum terrorisme la kon waruñoo seet ay nit ñu ñuy enquête ci wàllum terrorisme ñu leen di yóbbu ci sëñ Mountakha kenn waru ko def Ablaye Mbaye peex tooñ nga nit ñi waaw le cabinet du ministre ñëpp a ci yam Ablaye Mbaye peex ànd ak le cabinet du ministre de la justice parce que dégg naa l'actuel ministre de la justice cabinet am impliqué na ci Cheikh Yérim Seck wax na ko c'est vrai l'actuel ministre de la justice cabinet am impliqué na ci comme cabinet am impliqué na ci du yoon ñuy ànd ak Ablaye Mbaye peex nan dañuy dem ci sëñ Mountakha yoonam nekkul ci Fares yoonam nekkul ci ay milliards yoonam nekkul ci ay enquête américain c'est extrêmement important pour que ngeen xam ko c'est extrêmement important yéen murid yi pour ngeen xam ko bu leen jàpp ne dañoo dem di wuti ndimbal foofee ñu dem mën naa indi ay relation yu garaaw a garaaw yoo xamante ne bi américains yi dañuy dugal Touba ci seen liste noire yow leen sénégalais yi murid yi xool leen ubbi leen seen bët yi ci li ma leen di wax américains yi bu leen neexee ñu def Sénégal ci liste noire bu leen neexee ñu bind Touba ci liste noire daan ne day favoriser terrorisme kon moo tax ñu ni enquête ci wàllum terrorisme waruñu leen a yóbbu Touba moom waruñu leen faa yóbbu
waruñu leen faa yóbbu en aucun cas. ku leen fa yóbbu tamit tooñ nañu, tooñ na sëñ Muntaxa. ku leen yóbbu Touba Fares tooñ nga Sénégal, tooñ nga sëñ Muntaxa, ndax yoonam nekku ci. dañoo waroon a bàyyi bañ def seen enquête. ñoom dama leen a mas a dégg Touba, ndax da ngeen leen a mas a dégg Touba. waaw mosuñoo dem Touba bañ dégg ne américains yi ñi ngi enquête ci famille Fares ci wàllum xaalis boo xam ne dañ koo financé Hezbollah, ñuy daw di dem Touba te mosuñoo dem Touba. fan ngeen mas a gisee yéen ci télé bi ñu ne famille Fares ña ngay ziyaare ji sëñ Muntaxa? mosuñoo ziyaare ji sëñ Muntaxa, mosuñu koo ziyaare ji. kon mënoon nañoo toog fañ toog bañ lijjanti seen problème ba pare. bu ñu lijjanti seen problème ba pare, su fekkente ne bi doonul ñoom, bu ñuy dem di wuti Touba ñu dem Touba. mais nag mënuloo toog États-Unis jóg CIA ak le Mossad israélien di enquête ci famille Fares, yow Mbaye Pekh yaa cabinet al kii Sall ngeen jël leen yóbbu leen Touba ci sëñ Muntaxa. yoonu sëñ Muntaxa nekku ci, yoonam nekku ci. waaw loolu laa bëggoon wax ko yéen murid yi, yéen ñëpp ngeen wax ko, xamal ko Mbaye Pekh, xamal leen ko Mbaye Pekh, nee leen ko tooñ nañu. tooñ nañu liggéeyu sëñ Touba xam nañ ne kenn mënu ko yàq, wante manees na koo gàkkal. liggéeyu sëñ Touba takk na ko ba mu dëgër, c'est vrai kenn mënu ko yàq, mais manees na koo gàkkal. te lii ñu tàmbalee def nii gàkkal la. nii ñu tàmbalee def nii gàkkal yoonu Serigne Touba la. te du yoon ñuy gàkkal yoonu Serigne Touba di yóbbu ay nit ñoo xamante ne bi américains yi ñu ngi enquête ci ñoom. nañ bàyyi ba enquête bi pare. nañ bàyyi ba enquête bi pare ba mbir mi féete boor. waaw bu mbir mi féetee boor bés bu ñu bëggee ziyaare ji sëñ Muntaxa ñu dem ziyaare sëñ Muntaxa. mais du yoon ñuy jël ay libanais yoo xam ne ñi ngi leen di enquête ci wàllum terrorisme. parce que li gën a garaaw mooy terrorisme bi. bu doon di affaire corruption rek la, xaalis rek nga ne ndax, mais li gën a garaaw ci mbir mi mooy wàllum terrorisme bi, mooy danger bi. parce que kañ cay topp Hassan Nasrallah bu Liban daf koy financé. waaw nit ñu mel noonu ñu leen di topp ci loolu, ñu leen di bàyyi ñuy dem Touba di gis sëñ bi. américains yi di seetaan naan woy dem nañ ci xalif murid bi, ñu ñuy mettre ñun sur écoute, wala ñuy topp di dugg ci mbir yoonu sëñ Touba di ko enquête, wala ñu di ñu dendale ak mbirum terrorisme. sunu yoon nekku ci, sunu yoon nekku ci. kon Abdoulaye Mbaye Pekh yow ak le ministre tooñ ngeen Sénégal ba fa tooñ yam, dugal ngeen Serigne Muntaxa ci loo xam ne yoonam nekku ci, yoonam nekku ci, yoonam nekku ci. loolu laa bëggoon wax foofu parce que c'est extrêmement important ma signaler ko, parce que am na ci lu bari loo xamante ne bii il faut que Sénégal ñu di ko seetaat. lii xew ci réew mi bari na trop, lii xew ci jafe-jafe ci réew mi bari na trop, lii xew ci ay njombe bari na trop. kilifa diine yi nga xamante ne bi ñu ngi leen di tudd ci wàllu suuf yi nañu moytu à chaque fois ñu di ñu toroxal, à chaque fois ñu di ñu teg ay naqar. ndax lan? affaire suuf, affaire koom-koom. te ni ma ko waxee ci ministres yi sànq ak généraux yi ak magistrats yi, war nañoo suur. kilifa diine yi am na ci ñoo xam ne war nañoo suur. seen maam bàyyil na leen fi lu ñu suure, seen maam yi bàyyil nañ leen fi alal ju doy, seen maam yi bàyyil nañ leen fi teraanga, seen maam yi bàyyil nañ leen fi daraja, seen maam yi bàyyil nañ leen fi barke. mais kon lan la ñuy toppe ci xaalis bii rek bañ di leen ci yàq seeni der? pour lan ñu di ko nangu? delloo si leen seen xel, delloo si leen seen xel yéen kilifa diine yi ñuy tudd ci affaire suuf yi, ñuy tudd ci affaire koom-koom yi. delloo si leen seen xel. man nag du ma accuser gum kenn, parce que tant que gisuma kayit buñ ne ma diw turam mi ngi ci, mënumaa accuser kenn. loolu tamit dama koy wax ci kaw. tant que gisaguma kayit bu ñu ne accuser nañ sëriñ diw la, wala sëriñ diw jël na nangam, dégg rek laa amagun nag. mais dégg bi rek daf maa naqari man, dégg bi rek daf maa naqari. amagum nag sëriñ diw jox nañ ko, wala sëriñ diw jox nañ ko. benn laa gis mooy autorisation de construire yi nga xam ne soit mairie de Mermoz wala mairie Plateau wala yeneen mairie yi joxe nañ ko. wala bu Madiambal Diagne moom gis naa ko, bu Madiambal Diagne. waaye Madiambal Diagne nee na waayu EMC bi moo ko jaay. kon buñ dee enquête nañ seeti waayu EMC bi moom it fu mu ko jële. loolu mooy problème bi, parce que biñ doon wax Madiambal Diagne am na, mais Madiambal Diagne paas na ko EMC nee na moo ko jaay. kon nañu moytu
wàllum suufu Sénégal bi ñuy caxat-caxatee diine yi kilifa aada yi suur ngeen kilifa diine yi nga xam ne dañ leen a yaakaar nag yaakaaruñu leen sax seeni maam lañ yaakaar nañu warmaal seen maam yi yéen kilifay tarixa yi warmaal leen seen maam yi li fi des ci respect te nit ñi respecté leen ko seen maam yee tax ñu respecté leen mais du seeni jëmm loolu il faut ñu xam ko du seen jëmm fii sëriñ buñ fi respecté du sa jëmm moo tax ñu respecté la sa maam a tax ñu respecté la kon warmaalal sa darab maam ba buñ la tudd ci ay njombe buñ la tudd ci ay njaaxum loolu ñaaw na torop naqari nañu torop te loolu sëriñ sépp laa koy wax nag ñoom ñëpp laa koy wax bëgguñu kenn laal leen ku leen laal ñu di leen défendre ku leen saaga ñu di leen défendre kon moytu leen di dugg ci tooxi doona joo xam ne du ngeen warmaal seen maam te di ngeen ñu rusloo yéen sëriñ si laa wax moytu leen di dugg ci tooxi doona joo xam ne du ngeen warmaal seen maam te di ngeen ñu rusloo ndax bés bu set ñu ngi saaga sëriñ si ñu di leen défendre bés bu set ñu ngi leen di wax ju ñaaw ñu di leen défendre boobu ñu leen di défendre nag du seen i jëmm mais défendre seen liggéeyu maam moo tax ñu di leen défendre kon yéen ñi nga xamante ne bi yéen a yor seen ndonoy maam yor sa ndonoy maam nag mujje poussé bi mu réer dara jaru ko waaw loolu rek laa amoon ci lu ma lay wax tey ñoo ngi sant ñëpp di kontaan ci ñëpp di leen jox rendez-vous ba fan yi di leen woo nag yéen jeunesse su Sénégal di leen lancer appel di leen wax ne ñëw leen ngeen ànd ak ñun ñëw leen ngeen bokk ak ñun xeex bi li ñuy xeex nii ñoo ko bokk ñun ñëpp la nekk suñu intérêt li nekk suñu intérêt ñun ñëpp nag mooy ñu taxaw lépp luy intérêt Sénégal lépp luy koom-koomu réew mi ñu défendre ko lépp luy suufu réew mi ñu défendre ko lobby yi ak étranger yi ñëw di sàcc suñu alal ñu jële leen fii loolu la ñëw leen bokk MPES jëf ak njariñ maa ngi leen di lancer appel à candidature suñu parti bi parti bu bees la 1 mois la amagum mais nag depuis 8 ans ñu ngi liggéey depuis 8 ans mouvement citoyen lañ liggéeyal nañ suñu réew lu war a mën a tax ñu am parti liggéey nañ ci réew mi jëfal nañ suñu réew lu war a mën a tax ñu reconnaître ñu reconnaissance boobu ñu am nag moo tax ñu di leen woo ngeen ñëw ànd ak ñun xeex bi ñu ànd xeex la suñu réew ci suuf xeex la suñu réew ci défendre le patrimoine national xeex la suñu réew ci relever le pouvoir d'achat du monde rural xeex la suñu réew ci lépp loo xam ne moom mooy la politique étrangère ñu saytu ko club des investisseurs sénégalais ñu dimbale leen daaneel club des investisseurs étrangers yi nga xamante ne bi xaalis bu ñëw ci réew mi ñu capté ko te ngeen bàyyi tëdd fi ngeen tëdd naan politiciens yi la bàyyi leen loolu bàyyi leen di tëdd fi ngeen di tëdd di wax naan politiciens yi la ku deful fii politique gars yi politique ci sa kaw waaw ku fi politiqueul gars yi dinañ politique ci sa kaw loolu maa ngeen ko xam waaw ku fi politiqueul gars yi politique ci sa kaw waaw loolu la boo leen toogee nag di seetaan ñu toroxal ñu waaw loolu rek la ñoo ngi leen di woo jóg leen yéen fonctionnaires yi nekk ci ministère yi direction yi yéen ñi nekk secteur privé bi jóg leen dugg ci mbir yi ñëw leen xeex waaw mais toog fi nga toog naan politiciens yi ay sàcc lañu mais yow loo doon yow loo def yow qu'est-ce que tu as fait toi yow loo def lu dul toog sa kër naan ataaya loo def man loolu laa gën a bañ ci mbir mi loolu laa gën a bañ tëdd fi nga tëdd wala nga ne ci diaspora bi ci àll bi naan jóg leen ngeen defi nangam ñëwal nga xeex dugg leen ci terrain bi bokk leen ci parti politique yi fu ngeen bokk baax na man bu ngeen bokkut ci man sax bëgg naa bokk leen fi leen neex mais jóg leen ngeen xeex ngir seen réew mais li bon mooy tëdd naan waaye politiciens yi neex na way wàcc dem liggéeyi wàcc ñëw toog sa kër voilà sa jabar nekk sa wet defal la reer bu baax jox la ataaya defal la fruit nga lekk tëdd dafa neex politicien bi nga xam ne reerewul këram nag nekk ci àll bi di wax ak militants yi di xeex di yee nit ñi yow nga tëdd fi nga tëdd naan politiciens yi dañuy wax rek yow moomu yaay wax rek yow moomu yaa dul dara parce que defoo dara
defu ki def sax moo la tane politicien bi jóg di def moo tane ki deful dara moom tey wax waaw politicien bi jóg di def dara moo ma taneel ki deful dara tëdd tey wax loolu laay wax man ñëpp di ko dégg waaw ñoo ngi leen di woon nag ci MPS Jëf ak Njariñ mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal jëf ak njariñ action utile ñun indil nañ 2 milliards Sénégal ci jamono Wade ñun équipé nañ hôpital Luque bu Diourbel yóbbu nañ ay yére ci maison d'arrêt et de correction ak ci daara yi yóbbu nañ ay médicaments ci réew mi tasaare ko fi ñi ngi dimbale askan bi ci li ñu mën ñi ngi yee askan bi ci li ñu mën nekk nañ candidat mairie de Diourbel je suis conseiller municipal dem naa élection 2014 man indi naa ministre de la solidarité espagnol mu dimbalee Sénégal 2 milliards au temps de Wade booba ba léegi lépp lu ñu mën ci investir naa sama réew ay centaines de millions sama dëkk fii Diourbel fii laa dëkk investir naa fi ay centaines de millions te maa ngi fi di fi liggéey ñi seen wërsëg ñi bokk ci sama wërsëg ñu ngi ciy jariñu loolu maa ngi koy def nekk candidat jël 3e nekk am 2 conseillers ak benn ci département bi dem référendum dem élection 2019 bokk ci ñu jiite coalition Idy 2019 fii kon ñu ngi liggéeyal suñu réew ñun tooguñu di seetaan loolu nag la ñuy woo suñu moroom yi ñu jóg ñoom tamit jërëjëf ñu ngi leen di remercier ci partage yi ñu ngi leen di remercier ci aimé yi ñu ngi leen di remercier ci cœur yi ñu ngi leen di remercier ci lépp yàlla na yàlla def tawféex yéen ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla defal xéewal yàlla na yàlla sotti xéewal ci Sénégal yàlla nañu yàlla defal teraanga yàlla nañu yàlla defal wërsëg wu doy yàlla nañu yàlla jox njiit bi Sénégal mérité yàlla nañu yàlla jox njiit bi Sénégal mérité yàlla nañu yàlla jox njiit bi Sénégal mérité Sénégal mérité wul njiit bii fi ne Sénégal mérité ko lépp yàq dakam noonu lépp yàqate na ko ak fameem pasaree na alali Sénégal moom njabootam jaay nañu réew mi xottu réew la ñu fi bàyyil dem yoonam yàlla nañu yàlla dimbale ba beneen président bu ñuy am mu mën a soppi Sénégal teg ko ci aw yoon soppi Sénégal soppi jikko yi soppi xalaat yi yàlla nañu yàlla jàppale Sénégal mais Sénégal waaw jërëjëf One Love yàlla na leen yàlla jàppale yéen ñëpp yàlla nañu yàlla boole defal tawfeex kontaan nañ trop jërëjëf merci ci partage yi merci ci kër yi One Love ba fan yi inshallah Semu waaw Momo Asi waaw Karbala ndeysaan Pape Mbaye El Comandante El Farouk Omar Thiam Cheikh Kane voilà Mami Dieng ndeysaan ma sœur Bame Ba maa ngi lay bëgg ca Italie Bame maa ngi nuyu waa Italie bu baax bugguma lim tur Espagne France Belgique Suisse Canada Brésil États-Unis Argentine Turquie fàttewuñu kenn Chine Japon Corée bàyyiwuñu leen wallahi lazim Russie bàyyiwuñu kenn waa France ñoom mam is fàttewuñu leen wallahi Belgique fàttewuñu suñu Afrique gi Tunisie Maroc wàcc Mauritanie Gambie Mali Guinée ñaari Guinée yëpp Burkina ba wàcc Niger Grand Morlo fépp fàttewuñu kenn billaay ba ca Afrique du Sud Nigéria Ghana bàyyiwuñu kenn Gambie gii ñëpp ñi ngi ñu fay woowe di féliciter di sant ci liggéey bi ñuy def moo tax ñu bëgg ñu jàppale ñu taxawu leen ñu ngir ñu soppi li fi ne am nañ fit wi de am nañ gëm-gëm gi am nañ pas-pas gi jàppale leen ñu ngir ñu yegg fi ñu bëgg a yegg Sénégal am jàmm jàppale leen ñu yegg fi ñu bëgg a yegg Sénégal am jàmm ñii nga xam ne ñoo ñuy jiite ëppale wuñu dara du ci ngor du ci jom du ci fulla du ci fayda du ci compétence du ci liggéey du ci dara au contraire ñun ñoo leen ko ëppale sax boo demee waaw jërëjëf One Love jërëjëf